أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على منبع الفضائل والنعم مركز المعاني والمعارف والحكم مجل الأسماء والصفات والأفعال وعلى آله وأصحابه أصحاب المجد والسماحة والنوال مشاهدي الأوفياء من تلفزيونكم المفضلة تلفزيون فيتور ميديا نحييكم بتحت الإسلامية wa naqulu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi toog jàkkaarloog seen télévision Futur Média nuyu leen ziyaara leen ndokkee leen bu baax a baax tey jii nag massawu réew mépp waxati rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ci jëmm ju tedd ji fi bàyyi ko Serigne Pape Malick Sy mu Serigne Babacar Sy mu Cheikh Seydil Hadji Malick tey jii nga xam ni ñëpp bi ñu yeewoo ci suba gi daan dem ba boori 9h 10h nga yëg jaww ji tàngaay bi daan am démb ak bërki démb waaye tey ñëpp yëg ak sedd ñëpp yëg muy wis ñëpp yëg ak féex nga yëg ni am na lu xew li xew mooy jëmm ji fi bàyyi ko doomi leer la moom itam leer la jëm la joo xam ni Pape Malick ni mu comprendre àddina Serigne Pape Malick ci wilaayam nga Serigne Pape Malick ci xam-xam ba waaye Serigne Pape Malick ci am ngërëmal ay waajuram am ngërëmal ay magam ak rakam ak ay doomam kooku mu la ñu ñàkk la réew mi ñàkk kooku la ummatu islam bi yëpp ñàkk kooku la diina ji ñàkk kooku la tarixa bi ñàkk tamit tarixa tijaniya waaye kooku la kër Cheikh Seydil Hadji Malick ñàkk ci mbaaxam ci yiwam Serigne Pape Malick musul wax lu déranger doomu aadama ci fullaam moom Serigne Pape Malick waaye ci comprendre gardina ci mën a wax lu rafet tey jii moom la ñu ñàkk tey jaal ko xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Ibn Alhaji Mansour ñaanal ko mu yàgg fi lool te wér massawu ko ndax mettit gi mu dal bi ko dal ci juróomi fan yii Alhaji Tafsir Sakho radiyallahu anhu moo fi bàyyi ko juróom-ñeenti fan Serigne Pape Malick dem kër Seydil Hadji Malick am ñaari kàngam yu fi bàyyi ko muy naqar boo xam ne bu jéggi dayo la jaal ko Serigne Maodo Sy mu Cheikh El Hadji Abdou Serigne Babacar Abdoul Aziz Serigne Mansour Abdoul Aziz jaal ko Serigne Mansour bu Seydi Jamil ak njabootu Seydil Hadji Malick gépp jaal ko Serigne si Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides ak njabootu Cheikhul Khadim gépp jaal ko Serigne Bassirou Abdoul Khadir ndax seen diggante ñoom ñaar kii mooy porte-parole xalif général Tidiane kii bu di porte-parole xalif général des Mourides waaye ñoom ñaar nga xam ni cofeel gi doxoon seen diggante rawatina jaal ko Serigne Mahi Cissé moom itam sànq dugg na moom itam di parolu kër Cheikh al Islam jaal ko xalifa bi Serigne Cheikh Tidiane Niass jaal ko Serigne imam Cheikh Tidiane Niass jaal ko Serigne Muniru Njigéen Thierno Mohamed Bachir Tall xalif Amariyeen Chérif Abdoulaye Thiaw Laye ak mbooleem xalif Chérif Bekay Kunta ca Ndiassane Serigne Cheikh Tidiane Niass ca Léona Niassène Serigne Abdou Dramé ca Andoulaye Serigne Mansour Cissé ca Pire mbooleem xalif généraux yi na ci biir réew mi su ma limee dinaa juum Serigne Cheikh Tidiane Seck ca Ceneba ñu ngi leen ki masawu jaal ko njiitu réew mi président de la république jaal ko kilifa yi réew mi yëpp ñaan yàlla na yàlla yokk leeram yàlla tas ci barkeem tey nag ñu war a waxtaan Pape Djibril Fall nu ngi lay nuyu nu ngi lay ndokkeel yow itam di la jaal bu baax di la masawu ndax ñun xam nañu Serigne Pape Malick cofeel gu rëy gi ma amoon ci yow bés déplacé wu na ñëw fii télévision Futur Média kenn indiwu ko fi yow dong yaa ko taxoon a jóg ci cofeel gu ma am ci yow ci ndokkeel la kon nu ngi lay jaal sa baay sa xarit sa soppe Serigne Pape Malick Sy Serigne Pape Djibril Fall. jërëjëf sëñ oustaz Pape Hann maa ngi kontaan trop ci bokk ak yow plateau bi di sant yàlla comme ni nga ko tàmbalee di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax sunu borom moom moo amee dogal bi moom moo dogal li ko soob tey muy Serigne Pape Malick Sy wuy ji sunu borom subhanahu wa taala ni nga ko waxee léegi man moom xam naa ne am na ñu ñàkk waaye man tam ñàkk naa ndax maa ngi lay nettali léegi bi ñu mujjee jokkoo téléphone mu wax ma wax bu daw yaram daal di ne ma du ma la ñaanal santé de fer mu ne ma ndax fer dafay ruuy mu ne ma dama lay ñaanal santé de jama waaw ak générosité boo xamante ni day nekk ci téléphone bi ba man sax may xam ne am na yeneen yitte ma jéem a wut kii ngir feexal ko waaw ngir nga xamante ni lu doy waar la ak waaye préoccupation gisoon naa ko ci à travers ma personne mais toute une génération toute une jeunesse boo xamante ni jamono bu nekk yaakaar la doon ci feeñal kon maa ngi koy jaale bu baax a baax njabootu boppam waaye damay wax ni nit day toll foo xamante ni famille dootu ko moom tarixa dootu ko moom
communauté dootu ko moom ñëpp koy bokk. ñooñu nag mooy ñi nga xamante ni li ñuy wax ne dañuy accéder à l'universalité dañuy épouser ay valeurs seigneuriales. ñooñu su boobaa nga bokk ak ñoom pas-pas wala déet sax pas-pasu diine di nga mën a jëriñu ci moom. waxuma laa nag ñi nga bokkal diine. donc sëñ Pape Malick Sy ñëpp ñoo ko ñàkk tey te tey jii boo déggee témoignage yi tey sama yaram dafa daw boo xoolee réseaux sociaux yi. à l'unanimité tout le monde parle de générosité. tout le monde parle d'urbanité. tout le monde parle de doy na war daal nga xamante ni côté bu ko jël ci wàllu érudition mu doy sëkk. ndax loolu mooy baaxu maamam loolu la doon. nga jël ko ci wàllu jëflante ci wàllu àdduna ak leneen loo xam dinañ si dellu ci biir waxtaan bi mooy engagement pour xeex li nga xamante ni moom mooy injustice bu mën di nekk waaye nekk avocat aussi des causes justes waaw te jamono bu ñu daan waxtaan man ak moom loolu dafay feeñ ci biir waxtaan bi donc encore une fois di ko ñaanal suñu borom subhanahu wa taala fa mu jëm gënal ko fukki junni yoon fii mu jóge di ko jàll ñëpp nag jërëjëf Oustaz Pape jërëjëf Pape Djibril mi ngi noonu sëriñ Pape Malick yaakaar naa musul génn ci kàddoom lu blessé doomu aadama wax naa ko léegi mooy génération bu njëkk ba am ci moom cofeel bi mu bokkal jamono am ci moom cofeel waaye génération bi am ci moom cofeel mooy koo xam ni ndaw ñi ñëpp bëgg ko jàngam ak waxam nekkoon njàngat boo xam ni réew mi kenn ku ci nekk daan na ko bëggee boo ne ko jàkk da nga koy sopp waaye bu àddoo nga gën koo sopp ñaan yàlla bu cet jiitu ci bàmmeelam yàlla yokk leeram waaye itam yàlla taasuñ ci barkeem muy jëmm joo xam ni ñëpp moo ñoo ko sopp moom Serigne Pape Malick yal na yàlla kawel aljanaam Imam Jabel nu ngi lay nuyu nu ngi lay ndokkeel nu ngi lay masawu yow itam di la jaal bu baax a baax Serigne Pape Malick Sy ba bay la nga nuyoo waaw a'uuzu billahi min ashaytaan rajim wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabi wa man wala Oustaz Pape maa ngi lay nuyu di la ziyaara di la ndokkeel di bëgg lool bokk ak yow plateau bi di nuyu Pape Djibril Fall moom it cofeel bi sëñ Pape Malick amoon ci moom ñu nit moom la ñu am ci moom ci engagement wam ci ay kàddoom ci ay orientation am ci peut-être koo xam ni amaana ndaw la ci at waaye mag la ci yàlla donc loolu dafay am xam-xam moom mag ñi dañuy wax ni puso bu réer la ndaw mën na ko for mag mën na ko for donc ñu bokk benn génération waaye wax dëgg yàlla muy fierté ci jeunesse bi di fierté ci maanaam képp koo xam ni ndaw nga bu bëgg jëriñ sa réew te loolu foog naa su fekkee sëñ Pape Malick daf ko seede ci moom ñeneen ñi tam loolu la ñu seede ci moom yow itam ci sa waar yaa ngi ciy bay ci anam boo xam ni surtout ci yaatal ci sopp ñëpp ci bëgg ñëpp fa tabarakallahu donc loolu ñu ngi la koy seedeel bu baax a baax xam naa li bindkatu tubaab bi doon wax aux ans bien nés la valeur n'attend point le nombre des années moom la góor gi tënkoon ci alifan nuska wal ibadata wal xalwata tiflan wa hakaza nujabaa donc ñi ngi nuyu réew mi nuyu àdduna bi di leen jaal Serigne Pape Malick di ko jaal alxalifatul am li tariqati tijaniya Serigne Babacar Sy Mansour di ko jaal Serigne Pape Maodo Sy sa wayjur sa papa sa xarit di ko jaal suñu wasila Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz mi nga xam ni tey moo ko ñaanal am na benn image bu daw yaram maa ngi koy seetaan sànq ci gàmmu soxna Umu Xayri su ma juumul 2017 2018 ñi ngi xëccoo micro bi moom diggante Pape Sëñ Bay Abdou ak diggante sëñ Pape Malick mu naan ko ñaanal mu naan ko maam ñaanal mu naan ko papa ñaanal ba mujj Serigne Pape Malick moom ci boppam moo ñaan waaye amaana ñaanal bi mu ko doon wax ñaanal dafa mel ni tey loolu la suñu borom yëg wala ñoom fa ñu toog ci seen kashfu yëg na ni moom sëñ Pape Malick ñaanal boobu mu doon wax sëñ Bay Abdou Serigne Babacar Sy Mansour moom la jox moom Serigne Bay Sy Abdou tey moo ko ñaanal moo ko jullee donc hasard amul donc réew mi tey ku ñu waxoon tey nii la ñu xëyee kenn du ko gëm ndax Serigne Cheikh dina wax ni magam yàlla dina def lu metti mais du def lu ñaaw metti na waaye ñaawul yàllaa ko jël dem na da doon bay waaram ci tool wi dem na ci demin bu rafet law kaanat dunya mahalla iqamatin la aqaama fiha al aarifu samdaani la aqaama fiha al mustafa min qablihi wa sahaabuhu ahlu tuqa wa shaani mais àdduna dafa am aada lakin aadataha firaahu ahibatin suñu benn ahiba dem na muy Serigne Pape Malick Sy dem na demul ay mbindam mi ngi fi
ay jalooreem mi ngi fi ay mbaaxam mi ngi fi foog naa ci biir waxtaan bi dina ci feeñ incha allah sëñ Pape ñu ngi la koy jàll bu baax a baax jërëjëf di ko jàll tam Youssou Ndour mi nga xam ne mooy kilifa barab bi sànq maa ngi déglu benn témoignage bu Mbaye Guèye Faye ku nekk xamoon na wuy juróom 5-5 ni mu meloon ci Serigne Babacar Sy sëñ Pape Malick mu jullee papa yi nu mu tuddati Mbaye Guèye Faye donc seede yooyu yëpp dafa lay wan ni li mu wax sànq ci wàllu universalité sëñ Pape Malick ba ci ñi ngi koy jàll église bi parce que mujj na fa dem ñaanal leen donc daal ñi ngi waxtaanee koo xam ni nit ku baax la daal ku baax la fa tabarakallah mi ngi noonu dimension moom Serigne Pape Malick nekk caatu Serigne Babacar Sy radiyallahu di xalifa Serigne Babacar Sy la njëkk muy nekk bi muy nekk porte-parole boobu mu nekk xalifa Serigne Babacar waaye loolu musu koo doxee wallaahi doo ko mës a seetlu moom Serigne Pape Malick Pape Djibril tey boo ñu bëggee wax kan mooy sëñ Pape Malick maanaam ci génération bi ak ni ngay déggee kàddoom ndax nit yàlla mën na la dogal nga xam wax booy déglu kuy wax wala ngay déglu kilifa guy wax mën nga xam kii façon waxin gi muy waxee ak dimension bi ma waxee mais dundinu sëñ Pape Malick ci jamono bii façon waxinu Pape Malick ci nouvelle génération bi nga xam ni ak jamono bii ñu tombeel nga xam ne yàlla may na ko mu fekkee génération bële waaye jamono bii ni mu dundee moom sëñ Pape Malick ak pédagogie bi mu doon waxee pour ak ni mu comprendre àddina ban jàngat nga am ci dundu sëñ Pape Malick li ci gën a yéeme li ma ci gën a marqué oustaz Pape Hann mooy que ne su daan wax doo décroché soo koy seetaan doo bàyyi daf lay tenir en haleine dina la indil xisasul anbiya ba nga doyal waaye dina ko actualiser contextualiser ko ba mel ni tey la xew da koy xëcc ba mu jege la nga déglu ko man personnellement daan naa ko déglu lu bari waaye culture am ni mu yaatoo man moo ma gënoon impressionné ak ni mu yittewoo woon aussi li nga xamante ni xew na te loolu tamit ki ko yar nampatal ko ci muy sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum engagement moo demee woon noonu keppaar gi mu gimmee mu nekk loo xamante ni donn nañ ko ci Seydi Hadji Malick donn nañ ko ci sëñ Babacar Sy mooy un engagement boo xamante ni lépp loo xamante ni yitteel na Sénégal yitteel na der bu ñuul mësuñu manqué ce rendez-vous mësuñu manqué combat boobu donc sëñ Pape Malick Sy li impressionnant ci moom mooy ni nga xamante ni dina lay dimbalee loo xamante ni daf may fàttali li Assane II doon wax tubaab bi daf ko laaj ne ko il paraît que yéen da ngeen fondamentaliste waaw mu ne ko fondamentalisme daf ñun ay fondamentaliste lañ mu assumé ko daal di ne ko mais attention fondamentalisme daf ñuy éloigner ci intégrisme mu tontu ko loolu waaw loolu la ko Assane II tontu tubaab bi ne ko fondamentalisme daf ñuy éloigner ci intégrisme daal ne ko ndax saa bu ñu xëyee dañuy gën a yittewoo jege les fondements de notre religion l'orthodoxie de notre religion ne ko loolu moo tax mënuñoo nekk intégriste waaw nga xamante ni jël na ñaari baat yi def ci moom contenu bi mu bëgg bàyyiwul occidentaux yi ñu def ci contenu bi mu bëgg Pape Malick donnait du sens aux mots aux concepts, aux époques, au contexte. Et c'est ça qui était intéressant ci moom mooy te lu ñu gën di dem xam nga sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum daf fi jógee saa bu ñu nekkee face à un problème rek ñu daw jëli ay kasetam wallaahi di ko indiwaat pour mu régler ñu ay problème tey ñu ne waxoon na ko mais sëñ Pape Malick Sy aussi li muy wax dafay rester d'actualité parce que loolu mooy vision loolu mooy leadership éclairé loolu mooy leadership de qualité donc c'est quelqu'un qui ne daawul moytu mooy da daan tudd baat yi waaye daf ko daan jox contenu nga xamante ni jamono bu nekk ci explication de texte la doon nekk dina ko wax waaye ci ginnaaw da ngay gis mu ñëw leeral lu tax mu wax ko te loolu tam ci sëñ Cheikh la ko jëlee yenn saa yi mu wax lu nuru lu rëy lool ci bëtu nit ñi waaw ñu mel ni lu leen choqué waaye ci jàngale la ci pédagogie la yenn saa yi conscience yi boo leen bëggee dimbali fokk nga choqué leen ba pare doo ko def nag explication ci ginnaaw donc c'est une pédagogie et il avait cette pédagogie là waaw il avait cette pédagogie boo xamante ni daf ko tegoon ci yitte ju mag a mag pour cohésion sociale bi dara bañ ko yëngal vivre ensemble bi dara bañ ko yëngal waaye cohésion sociale boobu ak vivre ensemble boobu li tax
ñu mën cee mucc mooy jamono bu nekk daf ko doon wax mooy nañu xam li ñu am ndonom mag ñi daf ko daan tudd lu bari waaw te loolu mooy nga assumer sa identité nga xam ko d'abord assumer ko ba pare su boobaa suñ borom mën na laa musal ci li Cheikh Hamidou Kane tuddee woon l'aventure ambiguë donc moom bu koy déglu da lay yoon boobu lay yeesalaat jamono bu nekk waaw li fi mag ñi bàyyi woon lay yeesalaat jamono bu nekk sa bopp waaw kay te xam li la fi indi lu mu doon it te fu ne la daan dugg c'est-à-dire que pour mu étayer li nga xamante ni moom lay wax fu ne lay jëlee ji référence waaw te loolu générosité la pédagogie la waaye am na koo xamante ni du yittewoo sa mbir lu dul nga tudd maamam dëgg la wala nga tudd ko mu fonk te moom il avait cette transcendance là bu mu daan jël daawul nekk ci il n'était pas clivant daf daan jël hauteur ba tiim mbir yi ngir mën a dimbali nit ñi te ñëpp te nag yitte jooju daal doyoon na waar ñeewant boobu tamit lu ma yéemoon la waaw waaw ñu ngi noonu sëriñ Pape Malick jërëjëf Pape Djibril la borom bayaane waxoon rek ne éloquence dëgg ki ko am mooy ki xam actualité bu tey bi ak bële di bëgg a jëw waaw fasaxatul kalaam tibqul muqtada xaal sëriñ Pape Malick nag moom yàlla loolu la ko mayoon na ko loolu te nit buy wax ba pour wax lu bañ a blessé doomu aadama mooy da ngay peser sa wax la si naal waxoon ni wasinil kalaama waaw wasinil kalaama idaana taxta mu ni nit na ngay peser sa wax teg ko avant ngay wax waaw ma wax buy génn dafa war a génn wax boo xam ne wax bu am njëriñ lay doon ndax inna zujaajata kasruha la yuzhabu nee na bouteille bu xasee ba toj kenn mënu koo jangaat amul fu ñuy defaree kaas yu toj yi nañ ko sànni ji rek mooy nit bala ngay génne sa kàddu war nga ko xoolaat sëriñ Pape Malick nag yàlla defaloon na ko loolu waaw mooy loo mës a dégg ci moom mosoo dégg kàddu goo xam ni kàddu gu buy blessé la te it boo koy déglu da nga gën a xam sa bopp waaw man arafa nafsahu arafa rabbahu waaw yonent bi nit boo xamee sa bopp rek xam yàlla sa lui qui se connaît connaît son Seigneur Serigne Pape Malick nag dafay fexe moom ci façon dundam comme ni ko Pape Djibril waxee day fexe ba nga xam sa bopp xam li la fi indi lu mu doon waaw xamit ki la fi indi kan la kon jëmm ju tedd jooju la nu ñàkk wax nga ko léegi ne bu nu daan jaaxle dem déglu ju kaseb Serigne Cheikh waaye tey bu ñu déglu ay waxtaanam déglu ay njàngaleem kenn ku ci nekk mën cee jàngee lu bare bari gërëm baax nuyu président Youssou Ndour moom itam ndokkeel ko jaal ko bu baax massawu ko waaw massawu ko xamoon nañ digganteem ak Serigne Pape Malick Sy nu ngi koy jaal bu baax ak sunu kilifa yi nekk ci groupe Futurs Médias yëpp defe naa président Alioune Tine mi ngi ci ligne bi si daal xaaja Alioune nu ngi lay nuyu Pape Hann maa ngi leen di nuyu te nu ngi lay nuyu nu ngi lay massawu di la jaal bu baax a baax Serigne Pape Malick jërëjëf maa ngi leen di nuyu man tam jërëjëf Tine di leen sant di rafetlu seen plateau bi bu baax a baax macha allah. jërëjëf Tine ci opportunité bi nga xam ne vraiment may ngeen ma ko. pour ma mun a témoigner. waaw sëñ Pape Malick nag. man bi ma koy xam dafa nekk sëriñ boo xam ne dafa am engagement. am fidélité am fit. temps boobu ci événement wu 16 février 94 ñu jàppaleen moom ak président Ablaye Wade ak Landing Savané ak Cheikh Tidiane Sy l'ancien ministre de la justice. ak Habib Sy. bi leen jàppee nag ñun en tant que membre de la RADDHO. vraiment ñu doon def ay plaidoyer yu bëri ci fépp pour ñu bàyyi leen. bi ma demee commission africaine des droits de l'homme et des peuples boo ko waxee. li ma am ci ay signature kilifa président de la commission africaine des droits de l'homme à l'époque ñu koy wax Isaac Nguema muy benn gabonais. signé. Adama Dieng xam naa ne xam ngeen ko mooy sous-secrétaire des Nations Unies chargé de la prévention du génocide. signé ak ay intellectuels yu mag. mais nag bi nga gën a yéeme. mooy signature Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum. macha allah. yal na yàlla yokk leeram. amiin allahumma amiin. boobu dama daan toog sama bureau. doomam ji ñu koy wax Mohamed Sy daan ñëw tout le temps sama bureau. ñuy waxtaan ci mbir yi. ma ne ko kaay yow jël dama jox sa papa mu signé. waaye bi mu ko signé dañu yéeme Ousmane Ngom ni ma ne Alioune Tine yow nan nga def ba am signature bu Serigne Cheikh.
Allahu akbar. bi ma jëlee yóbbu ko aussi ci Babacar Touré ni ma mais yow noo def ba am signature Serigne Cheikh mu ne vraiment lu yéeme ma jël photo yi nag. parce que dama daan dem seen kër ñu jox ma seen photo ñoom ñëpp ma publier ko. Walfadjri publier signature yi. te bu ma daan dem Rebeuss gis nga Rebeuss bu njëkk ba cette année là. benn casier bi bu ndaw la nekkoon nga xam ne bu président Wade toogee daal di teg taabal ji dootul amati place. ñoom Landing Savané ak Cheikh Tidiane Sy. Sëñ Habib Sy ñoom ñëpp dañu daan génn ci biti ñuy waxtaan. ma woon leen nag pétition yi ndeysaan mu naan Alioune kii c'est très moderne c'est très avancé ndeysaan. ndeysaan. li ñu gis ci moom mooy baax. wallaahi. ak yiw. ndeysaan. ak éloquence. muy ci habillement muy ci wax li. tey macha allah. wallaahi. muy ci sens bi muy génne. muy ci générosité bi. et puis générosité bi dafa dem ba nga xam ne ak ouverture bi bu ma nee ñi ko perte du fekk di jullit yi rek. ñu koy jaal Serigne Babacar di ko jaal Tidiane yi mais di koy jaay umma bi yëpp. wallaahi tin. mais di ko jaal aussi jàngu bi. jàngu bi surtout waaw. surtout di ko jaal jàngu bi. c'est-à-dire que Sénégal tey moom moo perte. une personnalité extraordinaire macha allah. wallaahi tin. baax. xam nga bu daan wax ba ne ñëpp dañuy dem àjjana. ñun ñëpp dañuy dem àjjana mais c'est extraordinaire. wallaahi. c'est-à-dire que baaxaay mënuñu weesu foofu ci sama gis-gis. ci doomu aadama. temps boobu ko doon seeti sax dama daan dem seeti ko temps boobu mu ngi dëkk Baobab. ndeysaan. donc vraiment ñu ngi koy ñaanal yàlla ko xare ko àjjana ci àjjana yi gën a kawe. amiin di ko jaal Sénégal yëpp. di ko jaal jullitu yàlla yëpp. amiin tin amiin dëgg tey moom vraiment am nañu naqar. naqar tey réew mi naqar la yeewoo wallaahi tin. naqar la ñu yeewoo tey. mënuñu ko woon gëm sax. parce que sincèrement ak taxawaayam ak jëmmam ak waxinam. man dama ne lépp élégance la ak raffinement ci moom. lépp élégance ak raffinement boo jëlee élégance ak raffinement. muy habillement muy wax. muy gestualité bi. comme ni ko Pape Djibi wax bu commencé tu peux pas décrocher da ngay toog di naan wax ji di naan kàllaama yi nga xam ne moom lay wax. waaw vraiment ñu da ko yàlla yërëm yal na ko yàlla xare àjjana. amiin. vraiment yéen tamit ñu ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm TFM ci vraiment li nga xam ne da koy jox Sénégal ñu continuer di ko xalaat di ko jox exemple. pratiquement suñu communauté islamique bi yëpp di ko jox exemple aussi surtout xale yi les nouvelles générations. jërëjëf di leen gërëm di leen sant. jërëjëf président Alioune Tine am nañu mbégte yal na yàlla yokk la dëgëral yow itam jàll bu baax a baax Serigne Pape Malick fàttaliku goog nga joxaat sénégalais yi yal na yàlla yokk la dëgëral jaal ko ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew yëpp ñaan daal jëmm ju tedd ji nga xam ni bàyyikoo na fi moom l'islam bi tey moo ñàkk Oustaz Diabel. waaw jërëjëf Oustaz Pape ñu ngi nuyu sëñ Alioune Tine bi génn léegi di gërëm marra thaniya sëñ Pape Djibril li mu wax dafa ñëw ci benn aspect bu am solo mooy li ñuy tuddee wàllu communication ci nitu diine c'est-à-dire parce que moom dafa am ñaar yu ne ci moom c'est-à-dire benn dafa am yaru maanaam école Cheikh Sidil Hadji Malick muy yaru tasawuf léegi nag ba pare am benn modernité bu ne ci moom c'est-à-dire ñaar yooyu mu boole moom mayoon Serigne Pape Malick Sy mu mënoon dugg fu nekk xam nga léeg-léeg moom li mu wax c'est-à-dire li arab di wax taassub te ñu koy tuddee parparloo nga xamante ni loolu lu ci bare bari am na lu muy yàqal nit am lu mu ko bloqué ci lu bare bari gis nga Oustaz Pape am na ci ñoo xam ni soo leen déggee ñuy wax di ay nitu diine moo xam borom xam-xam wala kilifa da ngay gis ni yow da ngay foog ni àdduna bi léegi mu tukki da ngay foog ni ñëpp safar lañ jëm maanaam nit dina wax nga foog ni moom àjjana moom safara waaye moom c'est-à-dire à travers son discours dama ci gis ñun liñ doon jàng ba ñu nekkee à l'université li ñuy tuddee maanaam usulubu jaaxis maanaam su ma la doon tënkal usulubu jaaxis yow di nga ko xam mooy léeg-léeg ci biir waxtaanam xam nga maanaam usulubu jaaxis dafa tënku ci ñaar li ñu tuddee maanaam al jiddu wal hazlu alxuraan sax andi na ko wa maa huwa bi hazli mooy léeg-léeg nit ki ci biir waxtaanam foog
parce que dañ ni nit ki amul capacité di la déglu concentré lu ëpp 30 minutes très bien Pape loolu booy jàng ay balaaxa ilmul badia ak bayaan dañ la koy jàngal nit mënul la déglu ngay wax dara mu concentré ci 30 minutes te du am lu ko rëcc léegi nag jaaxis mu ni léegi nag en ce moment foog nga def hazl mooy lan nga wax lu reelu mooy nga nettali benn anecdote nit ñi ree fekk la ñuy ree ñi ngi ciy jàng dama lay nettali ku mel ni dafa am benn nitu yàlla dafa am ñu toog ay ndongo daara yu muy jàngal ñuy jàng ba ci yàgg am lu xeeñ ci mbooloo mi donc am na ku ngelawal heure julli jot ñëpp jug julli donc sëriñ daara bi xam ni ki def mbir mi am na kersa yi dem jàppi ñu xam ni moom la mu ni ñun ñëpp nañu jàppi te julliwaat suturaal ki ko def allahu akbar bañ ko waxee lii yow sëñ bi fan nga teg bi stratégie mu ni pourtant jàng nañ ci Laxdar yu ni iza ta'ayyanati najasa ghusila mahalluha fa in iltabasat ghusila ath-thawbu kulluhu wallahi boo ràññet lay sobe mi ngi ci yére waaw yow fóotal fi nga xam ni sobe bi foofu rek la ne mais bu fekkee mi ngi ci yére bi te xamoo fan la fóotal yére bi yëpp xikma xam nga xam-xam bariwul oustaz Pape te loolu yàlla ñu ko wax wa ma utitum min al ilm illa qalila yàlla mu ni sagesse moo bari fa man utiya xikmata faqad utiya xayran mu teg ci kathiran yàlla mu ni ku ma jox sagesse ba li mu wax léegi nga xam ni xam nga am na ci ñoo xam ne nee nañ lenn la ñu yàkkamti woon ci sëñ Pape Malick mooy assalaamu aleykum xoola ñun tey ku ciy waxtaan di nga ni bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu andi ubbi def benn iftitaax boo xam ni dañ lay may ni la yow war nga wax par exemple 30 minutes nga def iftitaax làkk ci arab 50 minutes wallaahi waaye moom assalaamu aleykum nga xam ni yow mi koy déglu sëñ Pape Malick jeune mën na ko déglu màgget mën na ko déglu chrétien mën na ko déglu jullit mën na ko déglu te biir waxam ku ci nekk dina la jox sa cër léeg-léeg sax mu nettali anecdote jël benn exemple ci benn musicien am na ci benn ziar dafay nettali mu ni portable am dafa sonné nee na son Baaba Maal génn ci benn taalibe bu ko ñëwoon seet ni ko sëñ bi yow da ngay déglu yi mu ni ko xanaa duma nit mi ni ko xanaa xamoo kuy wax ak ñëpp njaboote ñëpp da nga war a gëstu xam li xew ci ñëpp allahu akbar donc loolu nekkoon ci moom man loolu moo ma marqué ci moom ouverture d'esprit lu tax parce que dafa am yaru Serigne Cheikh te Serigne Cheikh da daan wax ni li am solo nekkul nga nekk un musulman ou un chrétien mais un homme de Dieu ala inna xizballahi humul muflihun mooy lan alxalqu kulluhum iyaalullah wa ahabuhum anfaauhum li iyaali donc moom garaat bi mu amoon di caatu Serigne Babacar Serigne Babacar tegoon ko ci bakkanam ndax Cheikhul Xaaji Malick la ko tuddee radiyallahu taala anhu bëggoon ko lool am na benn bés sax Serigne Babacar si dem na di julli ju juma fekk sëñ Pape Malick moo koy nettali nee na dafa amoon benn foowukaay yu tuddoon genre garangaal xaw ma yooyu di naaw nee na mu dugg ci suufu lal bi nee na fekk muqaddam yëpp a ngi taxaw di xaar sëñ Babacar pour mu war a dem jiite di juma mu ñëw xëcc yére bi ni ko papa sama foowukaay dugg ci suufu lal bi nee na sëñ Babacar dafa wàcc ci suuf di ko seetal ndax lu tax Cheikhul Xaaji Malick mi mu ko tuddee moo tax ci bakkanam la ko tegoon kooku nag bu fekkee yooyu garaat mi ngi woon ci moom mu wàcc ànd ak nit ñi wax dëgg yàlla man humilité bi nekkoon ci moom man tawaadaa lillahi rafaahu llah loolu ma gën a marqué ci moom yal na yàlla yokk leeram yàllaa ko bi ngi noonu yàllaa ko defal loolu mi ngi noonu Oustaz Jabel am nañu mbégte yal na yàlla gën a barkeel xam-xam bi mbokk yi yaakaar naa tey jii kenn ku ci nekk am na loo jàngee ci waxtaan wi waaye itam kenn ku ci nekk war na bàyyi xelit li ko fi indi lu mu doon bàyyi xelit ki ko fi indi ku mu doon xam ni metti na waaye du gan ci ñun Serigne Pape Malick bés bu mu bàyyi woon xel la xam ni dana ñëw te dee nag buy ñëw day bette loolu nag bette gi mu bette Sénégalais yi mooy Serigne Pape Malick boo ko xoolee sa xel du xalaat ni jëmm ji war naa dem heure bii nag war naa dem ñaanoon nañu yàlla bàyyil ñu ko fi ba ca kanam waaye nag comme que yàlla joxañ Seydina Muhammad ni ko da ngay dee innaka mayitun wa innahum mayituuna summa innakum yawmal xiyaamati inda rabbikum taxtasimuuna dafa jàkk waxul rasulaay da ngay nelaw wax ko ni ko da ngay làqu wax ko ni ko da ngay dee la ko wax innaka mayitun
keef gi keef xitaab la xam nga oustaz jabe ci grammaire arab yàlla dafa jàkkaarloog moom ne ko da ngay dee yow rasulullahi te waxal sa gaañ yi ñoom it dañuy dee waaw innaka mayitun wa innahu mayitun waaw kon sëriñ bi bis bii bàyyi woon na ko xel ndax bërki démb rek la denc magam sëriñ Abdul Aziz Al Amin bërki démb la denc ki mu gën a bëgg ci àddina te muy sëriñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum bërki démb la denc sëriñ Babacar Sy alhaaji Mansour Cheikh alhaaji Abdou Mouhamadul Habib Seydi Mouhamadul Mansour borom daara ja kon sëriñ Pape Malick bis bii bis bu mu bàyyi woon xel la bari na kilifa yu génn ci réew mi moo leen jullee bari na ñu baax ñu dem sëriñ Pape Malick moo taxaw jullee leen kon bis bi nekkul bis bu ko bi alxames bi passé ba ci sëñ Alioune Sall sëñ Alioune Sall jarbaatam tey mooy 40e jour bi gis nga te moo ko jullee alxames bi passé dañu wax dem na Tiwaawoon ziar magam yu baax ya nee na bi muy dem ci rawdu sëriñ Babacar mi ngi naan ci sama copain nag laa jëm waaw alxames ji passé la dem ca ngay xamee ni gis nga gaa yi la yàlla waxoon ni allah inna awliya allahi laa xawfun alayhim waaye walaa hum yaxzanuun sama gaa yi fa nu jëm ragaluñu fa dëgg la waaye fii nu bàyyi jàqunu fi ndax defar nañ ko ba noppi kon yenn saa yi wëllu yi buy dem day yëg ni ma ngay bëgg a dem nag tàmbalee tàggoo di wax loo xam ne doo xam lu mu doon Pape Djibril mi ngi noonu ñu ngi ci si jëmm ju tedd joojule ñu ngi ci kooku fi nga daanelee ci moom ci comprendre àddinaam fi nga daanelee ci moom ci bu daan yëkkati kàddu nga xam ni jeunesse bi ñëpp daañ fi jariñoo moom Serigne Pape Malick tey jii daal yaakaar naa borom xam-xam yi ak ñi am xel te mën a dégg wax tey am na lu ñu yëg Pape lu wér la et puis li nga ci wax noonu moom moo si nekk mooy rapport bi nga xamante ni daf koy développé ak li nga xamante ni day ñëw te du jaas ndax looy xaar te ñëwagul su ñëwee du la jaaxal ñoo ngi gis ci benn vidéo am rek bu mu naan la mort n'existe pas mu ne processus la de réintégration boo xamante ni ruu gi day delluwaat ci fi nga xamante ni foofu mooy baaxu maamam mooy cosaanam nga gis noonu tamit loolu tam ndimbal la ci koo xamante ni dee dafa mel ni épée de Damoclès ci moom ba tere koo dund waaw mu ne la rek ci yoon nga nekk yoon la woo xamante ni nag comme ruu gi bàyyeekuwul fi ësal la nekkoon ñu wàcce ko fii teg ko ay charge attache terrestre yi téye ko nan ngay def ba libéré ko ci attache terrestre yi pour mu mën a am élévation pour delluwaat ci cosaanam moom la dogguma la moom la borom daal yi wax ni fa yaxinu zaka li ardihi bi tasafulin waaye wa yaxinu za li samaihi bi tasaulin dina jëmm moom li mu gën a bëgg mooy dellu cosaanam mooy ci suuf ruux nag yitteem mooy dellu cosaanam yëkkati ko borom tasawufoon yi seen yitte mooy idiau ruuxi ila asliha mooy delloo ruux ci cosaanam wa ila kamaliha delloo ko ca na mu matee woon sëñ Pape Djibril foofu nga indi daal doy na waar trop moo tax comme jëmm ji itam dafa am lu mu soxla ruug it am lu mu soxla li koy sublimer rek ci loolu la ñuy nekk jamono bu nekk boo xoolee ba ci alxames boobu mu demoon Tiwaawoon li sublimer ruwam rek la wuti woon mooy ziyaara boobu mu defi woon saafonte bi mu defi woon jokk mbokk gi mu defi woon te ci loolu la nekkoon en réalité wallaahi ci loolu la nekkoon mais damay commentaire tuuti li Alioune Tine wax ma delloo ko njukkal moom tamit ndax xam nga ba mu nekkee ci xeex bi tam yàgg na ba tey yàgg na Alioune Tine koy ndokkeel di ko gërëm bu baax di ñaan suñu borom mu gën ko dëgëral te xam nga jamono yi sax nga xam pluralisme médiatique am na droit de l'homme yi bari nañ réseaux sociaux yi am na nga xamante ni loo bëgg mu siiw léegi mu siiw waaye xam nga jamono boobu loolu yëpp amul woon wallaahi boobu nag kon def te yàlla tax amoon na te gënoon naa yomb it xam nga léegi moo ci léegi la gën a yomb waaw ci façon bi nga xamante ni moom lay amee donc di ko gërëm moom ci taxawaay bi waaye nga opposer pouvoir bu toll noonu ak pouvoir ni mu amee doole réclamer revendiquer sa amitié ak ñoo xamante ni c'était des gens à la limite infréquentables jamono boobu ndax jàppoon nañ ne ku leen seeti bëccëg wala nga xamante ni ñu bëri sax bu ñu leen daan seeti duñ leen ñemee seeti bëccëg guddi lañ leen di seeti yow nga leen di fréquenter assumer ko revendiquer ko ba bokk ci xeex bi parce que jàpp nga ne koo ci ëpplewu la ci ndax say maam la ñu xeex say waajur la ñu xeex mu am taxawaay boobu ba mu jural ko kaso du lu ndaw lu rëy la en fait mooy xeex nekk un militant de la justice sociale jàpp ne injustice baaxul jàpp ne it guerre du absence de paix mais absence de justice la waaw moo tax yonent yëpp bu leen yàlla di yónni li mu leen di wax mooy fexe leen ba que la justice règne sur terre waaw que la justice règne sur terre duñ fekke mukk fu ñuy néewale doole duñu fekke mukk injustice te moom waxam yëpp
da ngay gis ne ko da ko daan delloo foofu waaw da ko daan delloo foofu ci yërmande ji ndax ni ma koy faral di waxee l'islam ñaari noonu rek la déclaré guerre ñaari ennemi la déclaré guerre muy réer ak ñàkk réer ak ñàkk fëgg xel yi ba ñu yeewu fëgg ruu yi ba ñu dellu seen borom xam seen borom waaye fexe ba nit ñi nag am loo xamante ni dinañ ci mën a góor ndax góor day góor ci dara ndax dina la tax nga sàmm sa donc ñaar ñooñu la l'islam déclaré guerre te ñoom mosuñu wàcc tool boobu waaw mosuñu wàcc tool boobu macha allah waaw man damay gis suñ daan waxtaan honnêtement je sentais des orientations yoo xamante ni bu raccroché da ngay yëg ne jël nga cours magistral wallaahi waaw da ngay yëg ne jël nga cours même humour bi ngay wax ci humour bi sax ngay gën a jànge waaw ci humour bi sax ngay gën a jànge te lu mu gàtt boo dajeek moom rek wala nga wax ak moom mu jàngal la exactement donc ca na muy doxee buy dox ka muy jàpp ak c'est-à-dire que nit dina toll foo xamante ni daraam du anodin ndax nit ñi dootuñu bañatee bàyyi xel sa dara sa lépp la ñuy bàyyi xel donc finalement nga noppi da ngay jàngale nga dox da ngay jàngale nga taxaw da ngay jàngale loo def jàngale la parce que moomatoo sa bopp te ñoo ngi lay bàyyi xel waaw surtout jamono ji nga xam tout est documenté tout est mis en boîte dafay gën a compliqué et il l'avait parfaitement compris ci élégance bi ci éloquence bi nga xam suñu borom moom moo ko defal mais surtout élégance bi ak urbanité bi te loolu yëpp ci générosité la ko tegoon ak yërmande ak engagement bi nga xamante ni lu ma intéressé la li fi Alioune Tine leeral léegi ak li mu ko jaral c'était important et je pense que ne cause yi ñu doon xeex ak li taxoon ñuy xeex lu ci bari nag wax dëgg fa yàlla moo ngi fi donc je pense que ne xeex bi tamit moo ngi fi ba tey et que li mu ko jaraloon mais tax na mu mériter tous les honneurs yenn saa yi nit jóge fi ñu def deuil national ak yooyu waaye souvent tamit dañuy ñi ñu war a defal deuil national war a gën a jàng ci ñoom oustaz Pape Hann souvent aussi dañ koy xaw a néewal niveau bi ñu koy jëlee en charge seen œuvre aussi dañ koy xaw a néewal wax naa ne am na ñoo xamante ni famille mënu leen a moom ci réew mi bés bu ñu naxee ba ñu jël yenn kilifay réew mi bàyyi leen ak seen njaboot mooy nax nañ ñu nax bu rëy wallaahi boo demee ci yeneen réew yi ñu tuddee père fondateur mooy ñooñu nga xamante ni ci ay famille lañ jóge woon waaye bañ jógee ci famille jóge ci confrérie yi jóge ci ay communauté dañoo yittewoo l'intérêt général nekk doomu réew mi jaruñoo leen kese su boobaa nag mais ñooñu moomatuñ leen patrimoine national la ñuy nekk moom ci sunu patrimoine national la bokk ci la bokk ñu ngi noonu jërëjëf Pape Djibril am nañu mbégte ñu dem Diourbel fekk fa imam Sid Mouhamadul Habib Kandji xalifa Mam Thierno Kandji moom itam di lépp kër Cheikh Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu sëriñ Habib nu ngi lay nuyu nu ngi lay ziyaara nu ngi lay ndokkeel nu ngi lay jaal bu baax a baax sang bu tedd bi fi bàyyi ko Kandji. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah Kandji. sëriñ Pape ñu ngi lay nuyu. jërëjëf. ak mbokk yi nga toogal yépp. di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. mu mel ni suñu bis bi ñu yeewoo tey. bis bu tiis. bis boo xam ne nii. fekk bokk na ci nga xam ne histoire da koy bind kenn dootu ko fàtte. wallaahi. ndax kii dem moo toll noonu. sëriñ Pape Malick radiyallahu taala anhu yal na yàlla doon leeram. amiin amiin. waxuma sëriñ Babacar mii ko jur. waxuma Cheikh Al Hadji Malick mii maamam. mais moom comportement am rek. ci dem ci doxinam ci toloom. ci joxe cër nangu ñu ilif ko. boobu dimension rek dafa doy. wallaahi wallaahi. musul wane boppam mukk ak lim jëlee ci maamam ak ci baayam ci SDL yëpp. daf ko boole topp ci ginnaaw magam. ma wax ne kon ñun jeunesse bi tey Pape Malick dox nañu beneen leçon boo xam ne war nañ ko jàng ci moom. ngir nangu déggal suñu kilifa. wallaahi wallaahi. tabarakallahu. booy déglu loo xam doo bëgg mu jeex mu 3 heures de temps 2 heures de temps doo découragé. wallaahi. kon Sénégal ñàkk na tey koo xam ne nii ñu ngi profité ci occasion bi di jaale bu baax Serigne Babacar Sy Mansour xalifa général de Tidiane suñu mag. di jaale Hadji Malick Sy Maodo.
di jaale xaddara Cheikh Al Hadj Malick yëpp mais nag di jaale suñu mag bu baax kii ñu nekk ni Sëriñ Mountakha Mbacké ak mboolem njabootu maam Cheikh Ahmad Bamba en tout cas ci turu njabootu maam Thierno Kandji di jóge ci kër maam Cheikh Al Hadj Malick ak njaboot gi ma jiite yëpp ñu ngi jaale bu baax xalifa bi di jaale umma islam wallaahi di jaale nag waa TFM seen taxawaay ci diine yi ci këru diine yi sëñ Pape ñu ngi leen di jaale ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant jërëjëf Kandji ñu ngi di jaale bu baax président Youssou Ndour di profité waale aussi di jaale suñu jarbaat Mara Dieng waaw xaj Mara Dieng waaw di jaare waa Sénégal yëpp Pape daal Pape Malick daal yàlla ñu ko joxoon jëlaat na ko wallaahi wallaahi yéegee ci barsax Cheikh Tidiane waaye daal man li ma gën a tàpp ci Pape mooy am na ku ko wax léegi bu dee asalaamaaleykum ci mbooloo rek xool yëpp sedd xool yëpp ay sedd xool yëpp ay sedd wallaahi wallaahi non seulement ni muy waxee mais ni muy solo bu nuyoo rek yow da ngay daal di xam ne kii di wax xam na li muy wax wallaahi kon fa tabarakallahu du ma guddal jërëjëf Kandji waaye njabootu maam Thierno Kandji yëpp ñu ngi jaale waa Sénégal jërëjëf Kandji jërëjëf jaale di joxewaale njaale maam njabootu maam Alaaji Mbàkke Tandian fii si njaareem ak mbooleem imaam nekk ak muxaddam yi ak wëllëri yi ñu ngi jaale xalifa bi di jaale umma Sénégal yëpp alhamdulilah Pape ñu ngi lay nuyu jërëjëf Kandji waa plateau bi di leen gërëm jërëjëf ñu ngi ñaan mbas mi nekk ci réew mi yàlla yàlla jëlee amiin Kandji amiin suñu kilifa yi diine yàlla sàmm leen amiin allahuma amiin yàlla dolli leen wér te yàggal leen ci suñu kanam amiin allahuma amiin Kandji salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Serigne Habib Kandji ñaanal waa Diourbel gépp ñaanal njabootu maam Thierno Kandji gépp yal na yàlla yokk leen dëgëral ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Oustaz Jabel mi ngi noonu kàddu yaa ngoog waaye gis nga Pape Djibril moom itam ci kàddu gam solo gi mu fi mu jaar ak li mu nu indil xam nga ruux li nga koy tudd mu gàtt noonu xam nga àddina la waaye boo déggee fi mu ci duggee ak Serigne Pape Malick façon dundinam ak façon njàngaleem nga xam ni nit ñi xamuñu sax ruux nga xam ni mu say fu ne dañuy wax ni dafa transparent ci doomu aadama moom ruux ñoom bi ñu koy décortiquer dañuy dafa transparent moom ruux waaye ñoom li leen yitteeloo mooy delloo ko cosaanam te mooy ci aalamu arwaax nga xam ne ak foofu al arwaaxu junudun mujannada fa ma taarafa minha italaf wa ma tanakara minha ixtalaf wa minha itilaafu almuridina bil iradati wal muhibbina bil mahabbati wal mustaqina bi shawqi wal aashiqina bil ishqi wal mustanisina bil unsi wal mutawahidina bi tawxidi wal mutaabidina bil ibadati wal awliyaau bil wilayati wal ambiyaau bin nubuwati nga xam ne garaat bu nit am tey démb la ko yàlla jox nga xam ne nga xool ruux li nga koy tudd mu gàtt noonu li nga àddina la ndax li ci nekk ci ay jagle moom ruux li nga koy tudd mu gàtt noonu li ci nekk ci ay jagle moom ruux kenn xamul lu mu toll nga xam ne mu tasawuf yi li ñu daan yittewoo mooy irjaau ruuxi ila asliha delloo ko cosaanam wa ila kamaliha mais delloo ko it na mu mate woon parce que liy dundal doomu aadama nit jëmm bokkul ak liy dundal ruux nit boo xiifee da ngay lekk boo feebaree ñu hospitalisé la boo waree naan garab naan boo waree pikiiru di sang yaram bi lekk ak naan di ko dundal mais ruux li koy dundal Oustaz Jabel mooy jaamu borom bi subhanahu wa taala mooy Pape Djibril xam nga foofu mu ñu dugal doy na waar nga xam ne sëñ Pape Malick dundam mooy jël ruux ubbi ko dëgg la jël ruux tàggataat ko delloo ko na mu matee woon Oustaz Jabel ko xam nga maanaam yasalunaka ani ruux quli ruux min amri rabbi waaw min amri rabbi wa ma utitu min al ilmi illa qalila fa tabarakallahu man xam nga sëñ Pape Malick da ngay xool contexte bi mu génnee àdduna nga xam ni Sénégal àdduna bi ñëpp jaaxle nañ borom bi subhanahu wa taala bés bu ne muy wane boppam wallaahi parce que sañ-sañ ak kattan bi yàlla wane nga xam ne mën nga ko jàng ci demam mooy lii yàlla rek ko mën maanaam tey ñi ko yëg ñëpp dañu am benn fuj bu ne ci ñoom maanaam benn mbetteel maanaam tey ku yeewu xam nga sax léeg-léeg di nga dund ak nit mu feebar ñu koy téye di ko watat ñu ni kii dem mag la waaye moom bu ñu la waxee âge am sax ni la 80 ans la am da nga naan non ñu si bëri dañ ni déedéet
ndeysaan moom de dafa demee ndaw fekk daraan wax ci biir waxam ni nit ñi dañu jël li ne seen bopp yéen ko seen yaram maanaam loolu la mës a gëm c'est-à-dire ci biir waxam da nga ci yëg benn espoir xoolal ci dëju Serigne Sidi Ahmed Sy bu Serigne Babacar Sy boobu alxalifa mi ngi toog lu mu wax nous irons tous au paradis baat boobu la répété ni ñun ñëpp àjjana lañ jëm allahu akbar parce que lu tax loolu la gëm te loolu la yéene nit ñi ci biir kàddoom daam na ci wax musuma ñaanal Serigne Cheikh ñaanu ko génn àdduna ndax jógewu fi loolu la gëm parce que alquran la loolu niveau la laa taxsabanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaa'un inda rabbihim yurzaquun moo tax nitu yàlla du faatu day làqu ñi ngi fi ba tey Serigne Pape Malick nga xool orma bi nekkoon ci moom orma teggin bi ne ci moom sëñ Bass Abdou Khadre ba mu ñëwee ci dëju Serigne Mansour borom daara yi wala dëju Serigne Cheikh dama ci jàppul ban la mu ñëw di jaale mais moom fi mu toog te moo ko mag ci âge daf ko yëkkati jox ko ni ko lii maa la ko terale ndax inna rasula bi qadril mursili allahu akbar gis nga bi ci topp da nga daan gis gàmm bu daan dem jëli sëñ Abdoul Aziz Sy Al Amin ci suuf lay toog sëñ Abdou toog ca kaw wallaahi bu daan nuyu alxalifatul am sëriñ Babacar Sy Mansour day fóon loxo bi wallaahi tànk toogul du toog bu koy nuyu du ko sàllalu dafa naan ko alxalifa noonu la mel tam ak doom yi bu daan nuyu sëñ Moustapha bu sëñ Abdul Amin danaan leen samay copain donc da leen daan ñemeeloo boppam bërki démb rek ñi ngi wane tabaarakallaahu asiya yi ba ngay seede ci moom da nga wax benn baat benn tàkkusaan bu amoon côté HLM ngay seede ci moom mi ngi toog nga ni ko sëñ Pape Malick nit bu la bañee sax da koy nëbb ndax ñëpp la bëgg maanaam nit ñi dinañ dem ci nit ba bu fekkee sax am na lu ñu maanaam dañu bëgg a wax ci yow lu bon dañ koy nëbb parce que ñëpp a ko bëgg ñëpp a ko bëgg lu tax parce que sëñ Malick sëñ Pape Malick mooy tàkkusaanu soxna Nafi Ngom maa ngi ko koy jaal mi ngoog da ko doomoo woon mi ngoog soxna Nafi ak woyefam wallaahi woyefam 25 mars la koy def at bu jot man maa koy waxtaan mais Serigne Pape Malick day bàyyi yitteem yëpp ñëw lépp ñëw waaw ci woyefam ci mbaaxam woyefam mbaax ba pare bu ñëwee daf ñuy déglu wallaahi al azim te gis nga loolu il faut wax dëgg yàlla man maa ngi koy jàng ci moom mooy wàcc abdun dalilun wallaahi faqirun xaashiun wajilun zu jazain asifun yallaahu gis nga sëñ Pape Hann ku ñu war a yëkkati boo diisee da ngay jaaxal seen wallaahi waaye nag woyof bi nekkoon ci moom loolu mën nañ ko jàng ci moom moo tax man wax dëgg neex yàlla sànq bañ ma ko tàggee ci benn côté jaaxle naa jaaxle wu ma dama ni kat dem bi mu dem sànq am na misaal xam nga dañuy wolof danaan tombey waral ay gaaf waaw ba mu génnee ba heure bu muy génne àdduna sànq wis na waaw sànq wis na heure bi muy génne àdduna ba sax ñëpp xaw a ni waaw tabaarakallaa gis tabaarakallaa nature bi Oustaz Pape am ku ma laaj ni waaw est-ce que ñi koy méngale ci génnam àdduna duñu shirk ma ne ko déedéet ma ne ko naa la jox ñaari misaal Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh radiyallahu anhu ba mu génnee àdduna Serigne Mansour dafa def benn marché ci moom marché baa ngi tàmbalee laqad xaaba anna sayyidul qawmi qaadimu radina bi qadrillahi wallahu xaakimu faqadnaahu cheykhan kaamilan wa murabbiyan wa gaadarana bil amsi wal qadbu daa'imu dem na ci biir ni wa shamsu duna xaabat wa lam tara dafnahu mu ni Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh en 1997 14 septembre ba muy génne àdduna mu ni nature bi dafa changé sëñ Mansour a ko wax mu ni jant bi génnul mu ni loolu la ma ci yëg man sëñ Mansour mooy jant bi rus na tiim fu ñuy dencee jëmmu Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh moo tax bés boobu gedd na génnul donc moom it mën nañ ko jàng ci moom bi ci des nitu yàlla ak fan yi ni mu tàngee ak ni mu tàngee ñetti fan yi oustaz nga xam ni nitu yàlla li ñuy tuddee les 4 éléments de la nature al anasirul arbaa dañuy dëppoo ak nitu yàlla ci dundam maanaam nga xam ni nit bu génnee àdduna Serigne Touba sax andi na ko ci xukkal bukaau ala saadatil amwaati tabki aradi alayhim ka samawaati ne ne nitu yàlla bu génnee àdduna asamaan day jooy suuf day jooy fama bakkat alim sama wal ardu ma kaanu mundarin donc suuf si nature bi dafay associé wu ci lan tënku ci génnu nitu yàlla pour wane ni kat xam nga ilayhi yasaadul kalimu tayyib wala amalu saalih yarfa'uhu nit bu fekkee dafa ne ci kaw suuf di def lu baax bu génnee àdduna
asamaan daf koy jooy suuf daf koy jooy moo tax fa tabarakallahu sànq ba ci sax nature bi associé wu am na lu mu yëg waaw ci Serigne Pape Malick jërëjëf Imam Jabel bala maa ñëw ci Pape Djibril mu ñëwaat léegi dem nag fekki koo xam ni réew mépp dañu war a ànd ak moom jaal ko ba noppi jaalaat ko ki ñu ko war a njëkk a jaal mooy sunu maam alxaaji Tafsir Sakho radiallahu anhu xam nga bërki démb la fa jóge bi mu demee léegi amul juróomi fan ñuy jooy noppeegunu xalifa bi sëriñ Babacar Mouhamadul Mansour demoon ngàpparu denc ko noppeegul rakkam ji sës ci moom rëkk dem kon muy ñaar yu tegu ci moom yu métti yoo xam ni tegu ci l'islam bi yëpp kii moo daan toog fa alxaaji Ibrahima Sakho daan toog radiallahu anhu daan jàngale xilaasu zahab ci jumaay Seex Seydi El Hadji Malick maam Ibrahima Sakho bi mu demee alxaaji Tafsir moo toog boobaak léegi réew meeg bitim réew fu ne siwal na téere Seydi El Hadji Malick bi nit ñi gën a bëgg Seydina Muhammad waaye gën a xam njàngale Seydi El Hadji Malick kooku bàyyi ko fi bërki démb matul ñeenti fan ñuy jooy noppeegunu Sëriñ Pape Malick dem kon taawam muy taaw alxaaji mam Ibrahima Sakho di Serigne Habib Sakho moom dañ koy jaal baayam alxaaji Tafsir Sakho jaal ko Serigne Pape Malick frère am la Serigne Pape Malick si kon ñaar lañu koy jaal tey Serigne Habib nu ngi lay nuyu Sakho nu ngi lay masawu nu ngi lay ziyaara bu baax a baax a baax di la jaal sunu maam alxaaji Tafsir Sakho di la jaal Serigne Pape Malick si Serigne Habib Sakho waaw salaamaaleykum Sakho sëñ Habib waaw ñu wàññi télé bi tuuti ñu wàññi télé bi waaw salaamaaleykum waaw mi ngi noonu waaw mi ngi noonu xam naa dafa xawoon yàgg ci ligne bi tuuti ndax bi muy dugg rek la Serigne Jabel tàmbali Imam Jabel wax ji am solo lool nu bañ ko dagg mais xam naa incha allahu taala Serigne Habib Sakho danañ ko dellusiwaat léegi moom itam ñu jox ko mu joxe njaalam ak daraja bi mu am moom tamit kër Seex Seydi El Hadji Malick Pape Djibril moom daal nit yàlla bu demee rawatina ku mel ni sëñ Pape Malick façon njàngalinam gis nga Imam Jabel Sang wax na ni nit mënul concentré wul ëpp 30 minutes yenn saa yi gis nga mu waxtaan ba mu yàgg waxtaan fàttali ko sax waaye wala mu wax loo xam ni nit ñëpp daañu ci ree nga xam ne njàngat la mu dil siwaat poñewaat nit ñi wax leen loo xam ni nañ ci mën a jëriñu àdduna ak àlaxira Pape Djibril Fall dëgg la oustaz Pape te imam wax na ko léegi dellu si na ci aspect yu am solo ci seen taxawaay ak ku ci mel ni moom nga gis li ma gën a bokk na ci li ma gën a impressionné ci moom ci jamono yi mooy bi mbas bi ñëwee gis nga l'un de ses derniers combats gis nga ni mu ko livré nga xamante ni egg na ci réconcilier nit ñi ak yenn valeurs républicaines moo tax damay wax souvent et c'est important de le préciser que sunu république yi oustaz Pape ni ñu ko tëggee dafa des trop waaw dafa des trop parce que ci tëggin bi waaw ndax xam nga ñoom li ñuy mën ci nit ñi kenn mënu ko waaw li ñu mën ci nit ñi kenn mënu ko ndax nit ñi ak seeni maam la woon nit ñi ak seeni wayjur la woon ñoom ñu ñëw tamit seen jamono ñu mën da ngay xool tey Tiwaawoon waaw balaa midi festival festival nga xam ni kenn mënul leen tey Pape Djibril te kenn joxul kenn paas ku nekk yaa xool nooy def ba dem wallaahi waaw donc loolu moo tax ma ne sunu république yi tamit dafay baax ni ñu koy tëggee ñu xool bu ñuy amee nga xool république en tant que tel ban comportement lay am vis-à-vis de ki nga xamante ni moom moo fi bàyyi ko après avoir donné toute sa vie à la république mais ban république la jox dundam boobu ban askan parce que république mënoo ci génne askan la te koo xamante ni say bunt du feex doo noppalu amul guddi amul bëccëg sëñ Pape Malick Sy ce qui est remarquable chez lui mooy que ne amul couche sociale booy mën di bokk te boo xewlee ak xew bi lu mu mën di nekk doo gis mu am taxawaay bi mu ci war a taxaw c'est extrêmement important
mooy amul sens interdit fu mu war a taxaw dina fa taxaw ngir ni mu ko doon waxee préserver ndono loolu nga xamante ni moom héritage boo xamante ni daf ko doon assumer la léegi boo xam daf ko doon préserver. maa ngi ñëwaat ci yow léegi Pape Djibril ñu dem seeti Serigne Habib Sakho Serigne Habib nu ngi lay nuyu nu ngi lay ziyaara nu ngi lay masaw bu baax a baax ci ñaari xew-xew yi nga xam ni dal na ci sa kaw dal ci kaw àdduna bi yëpp rawatina l'islam bi mooy Maam Alxaaj Tafsir Sakho mi fi bàyyi ko bërki démb ak Serigne Pape Malick Sy ñu ngi la koy jaal bu baax a baax Sakho Ilimaan. maa ngi delloo njaal waaye di joxe njaal pour plus particulièrement que Seydi Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu waaye nag perte la pour Sénégal yëpp. Sakho. perte la pour ummatu islam yëpp. perte na sax pour ñi nga xam ne bokkuñu ci l'islam. te am cofeel ci Pape Malick. Pape Malick dafa neexoon a sopp. ci gis-gis ci jëmm. te boo ko xamul woon boo ko xamee ci saa si nga sopp. Pape Malick buy wax ak yow sax nag ndeysaan fa tabaarakallah son xaal ñaari loxo yi lay teg ci sa kaw mbagg. jàmm sante bu neex. wallaahi. te kat daf di jëmm joo xam ne ji li mu dox diggante gàcc ak doomu aadama kenn xamul lu mu toll. xaalul nga di ko tawat dara boo waxee rek mu la ñëw fa. man daf naan jaam bu dul joxe dara nga moo tax duma sawar ci say mbir. ndeysaan. dina kaf ak yow dina rey ak yow gàmmu Tiwaawan li muy xat-xat bu ma dugg see mu ne ana Mbay Sakho yéen ñaar ay jaam yu dul joxe dara ngeen ay sang yu dul joxe dara. nekk nit koo xam ne man teel naa koo xam parce que fekk naa ko Libreville jamono yu yàgg yi. waaye masul sopp nii rek la ma sa mel. wallaahi. baax woyof bu àndeek yow bu xekkee ne bitim réew la ngeen fekk fa ay nit yoo xam ne que yaay wax mooy kan waaye moom du wax mukk boppam. fala tuzakku anfusakum googu daf ko appliqué ba mu jeex. xam naa nag ne bi ñuy wane bu yàggul mbiri mbas mi. ak façon effort bi mu ci def ak di raxas loxo yi na ma doon wane. waaw. wéet naa fekk moom ci diggante bi. ma ne ko sëñ bi man li ma gën a jaaxal ci mbir mi. mooy bu guddee boo taalee sa faar ci sa faaru kër pour xool sa diggu kër. bu ponkal ne cëpp ci kër gi te masque wu police ngay woo. ma ne ko léegi bu ponkal ne cëpp ci ëtt bi te masque wuwul police ngay woo. ma ne ko changement yu gaaw yooyu. jaaxal na ma. wallaahi. ma ne ko beneen bi ma jaaxal itam mooy am naa góor goo xam ne gi ci sama jumaa daf ndaat bëgg rëy nit ñi defal leen sàppe yi. defal leen sàppe yi bi ñu reprendre ñama ñu la wax waxu sàppe. ma ne ko yu mel noonu yi ma tiital. waaye moom ndeysaan lépp loo ko laaj loo xam ne dafa jëm ci diine jaral na ko fanaan ci biti. ku bëggoon askanam la ku bëggoon kër Seydi Sëñ Babacar Sy la waaye ku bëggoon Sénégal yépp la. boo daje woon ak moom kër Sëñ Tuuba da ngay defee ne fi la bokk boo dajee moom kër maam Limaamu Laay da ngay defee ne fa la bokk boo dajee moom Xaadiriya da ngay defee ne fi la moom daal nitu lislaam la soo xam ne si nitu jàmm la nag ñu ngi koy ñaanal yàlla. amiin allahumma wallaahi. yàlla defal ko noflaay gu mag a mag am nañ ci njortu nag parce que yàlla boo jàngee mulkiis dafa wax ne xalaqal mawta wal xayaata yàlla def na nag xam nga àddina bi li ëpp ci ñoom ni ko Pape waxee léegi gëm nañu dee ragal nañu dee waaye dekki lañu nanguwul a gëm ba tey te problème baa ngi foofu ci problème mu dekki googu. Pape Malick boo toogee moom li ëpp ci li mu lay waxtaanal daf lay waxtaanal dekki ba nga delloo si mu soog la waxtaanal dee. wallaahi. Pape Malick nit la koo xam ne kii lu mu xam ci yow bu fekkee dafa xam ci yow bi nga laata dugg sax ne nit ku mel ne la nga nit ku mel ne la wala da nga ñëw pour nax ko bala nga kaa nax moom mu jox la li nga koy naxee ba pare. Pape Malick du xaar nit ci soxlaam mën na am sax mu dégg ko ba pare woolu la ne la jaaral kër ga. boo fa jaaree mu defal la loo xam ne da ngay foog ne Pape Tafsir mi fi jógee barki Dembo Ndiaye. ñu ngi la koy jaal bu baax a baax mu am. ñu ngi leen di delloo njaal. yow mi lañ ko war a jaal. ñu ngi koy jaale xalifa bi. sëñ Babacar Sy Mansour. xam naa ne yu bari yu tegandoo teg na ci kawam. waaye moom yàlla dina ko jox xolu muñ. ak xolu géré. ndax sama borom dafa waxul kenn fan la ak kañ la ak nan la. wallaahi. kon bu dajee waxtu wu ñëwee rek ñu waxoon la bu yàgg ne ci betteel lay jóg
sama papa dafa am bés mu ne ma Habib nañ dem dëkk ci armeel yi waaye. maam El Hadj Ibrahima Sakho. waaw. mu ne la ma ne ko lu tax mu ne ma kon que affaire bi kenn xamul fan la ak nan la nga noppal ñi lay yóbbu. allahu akbar. waaye xam nga li ci yéeme moo Pape Tafsir Sakho. waaw. 82 81 ñi ne 83 ñi ne 80 ans. ala kulli xaalin maam sunu maam Seydi Hadj Malick moo ne woon tubaanu amaluna yowmal xamisu lahu wa yowmal usnayni fi istighfaari zil jurami wallahi. Pape Tafsir 83 ans la Ibou Sakho dund. samedi la dem Barzak. Pape Tafsir ñëw roy ko. weer wala passé daf ne man am naa 83 ans ma ne ko après mu ne sa baay du loolu la dund mu ne amal du moom laa remplacé mu ne ma pare naa samay bagage. ku la wax loolu. Tafsir Sakho ci boppam ci mbooloo it ñu enregistré ko. allahu akbar. doon naa 83 ans ma ne waaw. après mu ne sa baay lu mu dund ma ne ko 83 mu ne pare naa samay bagage. la ilaha illallah. ñoom yu mel noonu la ñuy def. waaye nag ndokk bi nga xamee ne dañu diggoon ca tarixa ba ne sukuraat ba du metti moo tax léeg-léeg ni la dellool ma bunt bi ma nelaw tuuti nga ubbi fekk mu faatu. allahu akbar. am na nag ñoo xam ne ñi dañoo xandoor ca kaw. dañ koy xam di wéqu di bësin waaye ñun dañu dig nenu bu leen di génn àddina sutura lay doon. wallahi. maam Maodo sula naa bi si dikkal jamil googu mu waxoon. dafay làmb ba yóbbu la ci armeel ya. Tafsir rob dañ ko ba set. nit ñi di soog a laaj kañ lañ koy rob. allahu akbar. moom itam xam naa ne amul kenn nit koo xam ne kii mën naa wax ne sonal na ma. boo doful sax da ngay mere say bokk ne lu tax waxuñu ma feebar bi fekk feebar amu fi. wallahi. loolu moo wàcc ci sëriñam bi Pape Malick doon soppeem nag daf ko daan waxtaane lu bare. ndeysaan Pape Malick nangam Pape Malick a ma jox garam ba mu ko gisee ne ko waa yow Tafsir Pape Tafsir rek ngay jox bàyyi ma man maa ngi Mbay Sakho mu ne Mbay Sakho la wax bàyyi naa la ma ne mu ne moom mu ngi mos de yow yaa mosul parce que doo fi ñëw. ndeysaan ndeysaan. nit ku woyof la ku bëgg njaboot la ku mën a dox diggante gàcce ak us gor la. nit la ku fonk lool fi mu bokk. te ki muy gën a xeeb mooy ku fonkul fa mu bokk. wallahi. as gor a ngi. su baax su silvise koo xam ne làmmiñam wi mësul jëkkati luy indi ay. yàlla na yàlla yërëm ko ci barke Seydil wujudi wala mi sallallahu alayhi wa sallam. yàlla na xippee ca biir àjjana te am nañ ci yaakaar lool nag. jërëjëf Sakho kontaan nañu de. boo weddee yaakaar gi boo demee nga gëstu suuratu lam yakun ni ca catliya boo ko liiree te firi ko dina dal sa xel. wallaahi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam. macha allah jërëjëf Sakho sëriñ Habib Sakho. yow itam nu ngi lay jaal di jaal bu baax sëñ Mbay Sakho sëriñ Pape Ilimane Sakho sunu soppe sunu sëriñ sunu xarit moom itam jaal ko bu baax a baax a baax jaal sëriñ maam Ousmane Sy mi nga xam ni mooy caatu Cheikh El Hadji Abdoul Aziz Dabakh radiyallahu anhu nga xam ni tey caatu sëriñ Babacar Sy moo dem kon ñu jaal ko caatu Cheikh El Hadji Abdou yàlla bàyyi ko fi moom mu yàgg fi lool te wér jaal ko sëriñ Khalifa Sy mi nga xam ne mooy caatu sunu maam Habib Sy ak njabootu Seydi El Hadji Malick gépp sëriñ Sidi Ahmed Mouhamadul Habib ca Washington bu maam Habib Sy jaal ko nga xam ne liggéey ba muy liggéey Amérique ca ITFA jaal ko waa Zawiya Seydi El Hadji Malick ba ca New York imam Jibril Dieye imam Ablaye Diop ñoom Babacar Ndaw ñoom ñëpp Adama Sarr Daouda Sarr ñoom Adama Sow ñoom Faali Daouda Cissé Khalifa Cissé ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaal bu baax a baax waa Cincinnati ñoom itam ñu ngi leen di jaal Serigne Pape Malick Sy waa Europe Asie Afrique gépp ñu ngi leen di jaal Chérif Mamine Haydara moom itam yaakaar naa imam Jabel Pape Jibril kenn ku ne xam na liggéeyam ci réew mi xam taxawaayam ci réew mi ci diina jeeg ci tarixa bi Chérif Mamine moom itam di léppi Serigne Pape Malick Sy Chérif nu ngi lay nuyu nu ngi lay ziar Haydara nu ngi lay ndokkeel bu baax a baax di la masaw yow itam di la jaal bisimilah Haydara. ñu ngi lay ziara bu baax di la delloowaat njaal Pape Adma Kumba Haydara imaam ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziara di nuyu bu baax a baax imaam Jabel mi nga xamante ni yéen a ngi fekkoo ak macha allah l'éminent l'éloquent muy jëmm jooju toog di Pape Djibril nekk moom i tamit soppi réew mi yëpp wallaahi wallaahi ndax dañu ne xale moom bu baaxee mag fonk ko mag bu yiwee xale ormal ko Allahu akbar mag day yiw waaye xale day baax
moo tax may faral di wax naan xale du ñaanal mag, xale day teral mag, mag ñaanal ko. waaw. boo amul loo may mag itam boo ko gisee nga jàppal ko bagaasam ba buntu kër ga. mu gestu la ne la waay waay xale bi yàlla na yàlla def ci yow barke. moo tax ñu ne xale day baax waaye mag day yiw. xale day teral mag. waaw xale bu baaxee mag fonk ko. mag bu yiwee xale ormal ko. skey. moo tax ñu ne xale du réew day xamadi. dafa xamagul asbaabi àddina. xamagul ay déception àddina. xamul ay musiba xamul ay teraanga xamul yooyu yëpp déedéet. muy tàllal loxo bi naan faalewu ma kenn. boobu dafa fekk dafa xamadi. waaye boo demee ba yenn âge yi nag da ngay commencer ragal loo ñeme woon. commencer ñeme loo ragaloon. boobu sagesse dugg na. wallaahi. moo tax yonent bi dugg ci wax ci ne man akrama cheikhan li sinnihi qayyada allahu man yukrimuhu jazaan mifaqan waaye daal li sëriñ Habib Sakho atallahu baqaahu bil afiyati al abdiya amiin moom ndoona yi Baye Alaaji Ibrahima Sakho boobu ginnaaw bi ñu ko jaalee Baye Tafsir Sakho li ñuy wax drapeau bi moom du daanu mukk ndax saa yu jàmbaar daanoo yàlla yëkkati beneen jàmbaar mu téye continuer drapeau bi moom flambeau bi du daanu waaw waaw jàmbaar yi ñooy daanu yàlla yëkkati beneen jàmbaar yonent bi jóge na fi Aboubacar a toog Aboubacar jóge fi Umar ay toog Umar jóge fi Ousmane toog Aline toog noonu lay demee yàlla na yàlla jàppale amiin waaye Seydil Hadji Malick mii génn àddina nga xamante ni soppe yi ñëpp la wallaahi Pape An Makumba jàpp naa la seede boo gisee juróomi tur yow musul gis seen jëmm ki gën rafet tur ngay bëgg ki gën rafet tur ngay bëgg waaw waaw boo gisee ñu ne alxaaji Malick Sy nga gis Ngañ Demba Kunta ñoom Kunta yi laa yëpp nag ndax Kunta yi ñooy kalu ay dara yi ñoom min ali beyti Muxtaar ci waa kër yonent bi lañu dëkk moo tax dama leen di faral di tooñ ñu may tooñ ndax ku nekk rek réew mi noonu lañ ko bindee noonu la tëddee wallaahi waaw ma ne kon boo gisee juróomi tur yow musul gis seen jëmm ki gën rafet tur ngay bëgg waaw bu juróomi jëmm yi di ñëw xamoo kan la ci ki gën rafet li mu sol ngay foog ni moom la waaw bu nu yegsee ba taxaw ki gën rafet xar kanam ngay foog ni mooy Alaaji Malick waaye bu ku nekk waxee ki wax waxu nit moom ngay bëgg waaye boo dëkkeek ñoom ñetti fan ki gën rafet jikko ngay bëgg wallaahi waaye Pape Malick Sy juróom yépp a daje woon ci moom est-ce que alhamdulilah boo gisee taaram rek wallaahi sopp ko ne ñëpp nga ne turam ñu ne alxaaji Malick Sy ibn Seydi Aboubacar Sy ibn Seydi alxaaji Malick moo tax bu ñuy wax ci éloquence am élégance am xam-xamam rafetalam yiwam mais da ngay xam ni nii la mën a demee Serigne Babacar a ko jur Serigne Babacar a ko tuddee Seydi alxaaji Malick wallaahi te nit boo nawul jikkoom bul ko tuddee mukk sa doom ku toll ni Seydi Aboubacar Sy jël doomam tuddee ko baayam kenn ki mu gëm yaakaar ko fonk ko muy Seydi El Hadji Malick dama ne Serigne Cheikh di sa mag borom man lam yaudda muhammadan fi ilmihi fal ilmu fihi xasaaratu wa malaamu ku mel ni Serigne Abdoul Aziz Al Amin ca fulla ga ca jom ja ca xam-xam ba ca maandu ga ca fega ga kuy sa mag ñu ne Serigne Mansour si borom daara ji mooy kan mooy bahril ulumi Muhammadu lil Mansouri man shaat mazayaahu ladal bultaani li ko may ilman wa aadaban wa xusna siyaasati wa bashaashatin wa lataafatin wa xanaanin moom daal wallahu sharafahu wa azzama qadrahu fi l asri bayna suudi wal bidaani waaye ma ne bari ko bu fees dell ak diwlin ku ca tabbi boo ca yàggee niin boo ca yàggul niin waaye dëgg la waaye Pape Malick nii mu mel la war a mel wallaahi waaye demul fenn mu ngi fii ndax ahlu saadati naimatun baqiatun ila yawmi alqiyamati wallaahi ci turu tafsir Abdourahmane Gaye ñu ngi delluwaat di jaale Sénégal yépp di jaale jullit ñépp
waaye Seydi Aboubacar Sy xalif général des Tidianes dëgg-dëgg ñu ngi ko koy jaale ndax ci benn semaine yàlla jëlal la général bu toll ni alxaaji Tafsir Sakho jëlal la beneen général bu toll ni Seydi Alxaaji Malick wax dëgg yàlla bu ñuy wax ñàkk nga kon nag moom ci jëmmi boppam ñëpp ñuy àddina bi ñëpp ñu ngi delluwaat di ko jaale waaye noonu lañ koy jaalee mbokkam ma ca Touba muy sëriñ Muntaxa borom mbég ci sëñ Muntaxa ci taar bi wallaahi sëñ Muntaxa boo xoolee digganteem ak Pape Malick rek orma bi mu ko jox moo tax benn bis dama mës a waxtaan ak moom ndax dama daan ànd ak président Cheikh Ahmed Tidiane Seck di président Jaraaf de Dakar Cheikh nu ko koy jaal waaw dañ daan waxuma laata muy dëkk cité kër góor gi dëkkoon na ci cité Damel wallaahi waaw xam nga Cheikh dafa bëgg di dem di seeti nit ñu baax ñi waaw di jëflante ak ñoom macha allah ndax nag moom waajuram bu tedd ba alxaaji Maguette Seck lu mu mës a am rek jox na ko Seydi Alxaaji Malick seen kër ay Mansour ngay gis ay Habib ay Seydi Aboubacar doomam yëpp moom Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ñooñu rek lay tuddee alors donc toujours ñoo ànd Tiwaawan dem ci ko seeti Pape Malick benn bis ñuy wax ci wàllu tariqa yi xam nga lu ma wax mu ne ma Chérif Mamine sàmm yi réeroo wuñu jur gee fëllaxoo sàmm yi réeroo wuñu jur gee fëllaxoo mu ne Serigne Cheikh nee na tànk demuñu ci Sénégal ba bisu màggalu Touba sëtu Seydi Hadj Malick nekk ca Touba di toj ay xasida Serigne Touba bisu gàmm sëtu Serigne Touba toog ci zawiya Seydi Hadj Malick di toj miimiya xilaasu dahab bu Seydi Hadj Malick ba léegi atteindre guñu objectif bi mag ñi amaguñu lu ñu bëgg. allahu akbar. gis nga kon ñoom compréhension bi ñu amoon ci perception bi ñu amoon ci tariqa yi bëggante bi ñu bëggante woon fonkante bu ñu fonkante woon Pape Malick beneen dimension la woon. waaye nag di ko jaale Alsan Sarr bu sa jamaar bu Serigne Mansour borom daara ji waaye tamit di ko jaale Pape Saliou Diop nga xamante ne gis nga Pape Malick ku amoon kóllëre la Pape Saliou Diop Papa yi Mbaye Diop dëkk ca Liberté 6 lu mu am tamit joxoon na ko Serigne Cheikh boole woon ko Pape Malick muy Serignam keroog bi Serigne Cheikh génne àddina Pape Malick bis bu ne dafa doon ñëw jël si Saliou Diop moo koy jël si boppam du yónni kenn di ko jël di ko yóbbu di ko indiwaat moom nag ñu ngi ko koy jaale bu baax di ko jaale njabootam. waaye daal di la wax ni. Sénégal yëpp ñoo bokk. wallaay Haydara. Pape Hann yàlla nañ ko yéex a fayante. am nañu mbégte. ñu xam ni tamit Pape Malick nu mu mënee woon sagal doomu aadama. moo tax yàlla da koy sagal yàlla sagal na ko. wallaahi ku mënoon suturaal doomu aadama la. day tafek sutura suñu borom la. jërëjëf. ku mënoon yëkkati yërëm doomu aadama la ku amoon yërmande ku amoon ñeewant la. day tafek ñeewant suñu borom subhaanahu wa taala. alhamdulilah. delluwaat nag di ko jaalewaat Sénégal yëpp. di ko jaale addina yëpp. di ñaan suñu borom subhanahu wa taala yal na yàlla yokk leeram. amiin 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 ci barkeem ci darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf Chérif Mamine Haydara am nañu mbégte yal na yàlla yokk la dëgëral yow itam kaddu yi sell na kaddu yi rafet na kaddu yi am na solo xam naa maa ngi doon bëgg a continuer waxtaan wi waaye ma ñu enchaîner suñu ji.